asalaamaaleykum wa rahmatullah. Man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveil des consciences. dañu dellusiwaatoon rek dellusi comme ni ñu ko daan faral di defee ànd ñun ñëpp nag di ko def jubli ci ubbi bopp yi. dama ne jamono jii waxuma la nelaw waaye dajant as gor waru koo def. toll nañ situation bu critique bu doy waar bu catastrophique bu scandaleuse boo xam ne fu ab Sénégal a nekk da nga war a jug di pour waxtaan jëm ci réew mi. jëm kenn ku ne xam ne réew mi sorox na, kenn ku ne xam ne réew mi du dem, kenn ku ci nekk la nga yaakaaroon tas na te amul kenn koo xam ne ci réew mi muy gone di mag ak ku mën a doon tu es certain de son lendemain. Nous avons un pays qui est en dérive, un gouvernement criminel. Nous avons un pays boo xam ne ba nga ni mu ngi ci buumi colonialisation, maanaam dañoo jéng xel yi tinki tànk yi foo dem ci àdduna fekk ab Sénégal bi ambulant. dama ne boulevard boo dem ci monde bi danga fekk Sénégal bi marchandise di jaay ay bant wala muy jaay ay bagages yoo xam ne du bagage yi dara. mu réew moo xam ne ñëpp a jaaxle, ku ne bëgg a dem. dama ne kuy bëgg a toog gisuma ko. tey boo gaaroon avion ci buntu jumaa ju la neex ne buñ sëlmalee ku bëgg génn réew mi duggal ci avion bi. imaam yi sax ak ñi rekkaan mu baru daañu dugg ci avion bi te duñ xam fu ñu jëm. li ko war a lépp tiitaange la, li ko war a lépp ak jaaxle la, li ko war a lépp moom sa yëf te mënoo cee jot, li ko war a lépp ay nit ñoo xam ne ay arriviste lañ te nit ñi di leen duma guddi bëccëg suba ngoon lépp lu ci trésor fi ñu séddoo ko ci seen biir. dama ne ku di ci réew mi am nga jaaxle, waaye nag la résistance goro koy def. La résistance est un pouvoir. Un type doit être résistant ba nga xam ne da nga am ku dal ci koom wala nga teqatul ci koom ci góor nga dal. dama ne xale yi jóg leen, jóg jot na. oru Sabodala bi gisaguma Sénégal bi ci takk ak ceen. industrie minière yi nekk Sénégal, les industries minières du Sénégal amul benn doomu sénégalais bu ci masa añ. gaz bi, essence bi, pétrole bi lépp jël nañ ko. Total taxaw ci digg xol yi di manq suñ pétrole di jël di yóbbu, din ko jaay ci prix bu ko neex. ba tey yéen xale yi teg leen seen bët te def ko cible. dama ne lépp lu France moom def leen ko cible boo xam ne ci li seen bët di tegu du mucc. fa ngeen awoon Total boor bee mois de mars xam ngeen ko nu ko raw lañ bëgg. dama ne fi ngeen awoon Total aw faak Auchan, dama ne lu ko raw lañ bëgg cette fois-ci. tey bii yoon amul kilifa diine gu mën a génn ubbi gémmiñam wax. dama ne cible yi ce sont les intérêts de la France dans le territoire sénégalais. dama ne loolu duñ ko nangu. waaw xale yi jóg leen. La révolution est noble. La défense est une culture universelle. Self-défense droit international la yor, c'est universel. Gouvernement bii di sàcc dëkk sàcc bu leen ci may kenn ci cible yi lañ bokk. Les cibles état bii ak assemblée nationale ci la ñu bokk. cible yi pointé leen, remarqué leen, xam leen. ñoom Idrissa Seck ñëpp dañoo daw waaye dañuy delsi, dañuy matt di wal ay wëyu lañ ci cible yi lañ bokk. Farba Ngom ci cible yi nga bokk. dama ne xale bu leen bàyyi lenn bu leen bàyyi lenn Antoine Diome, Macky Sall ak ku mën a doon nekk ci gouvernement bi. dama ne the game is over. Mimi Touré li nga jël responsabilité waru ko woon a jël. man am naa lu ma wér ne doo góor jigéen. mais danaa solo mbubbum góor jigéen pour faire plaisir à cette organisation LGBT. dana laa solo mbubbum góor jigéen pour gëm la góor jigéen àdduna bi ne
le premier ministre góor jigéen la wala ñu le président de l'Assemblée nationale góor jigéen la wala tête de liste bi nga xam ne moo nekk benn bokk góor jigéen la pour Macky Sall loolu mu fenoon ak góor jigéen bu mu ganeloon mu di ko jéem a dëggal. D'abord, the game is over. Nous sommes des Sénégalais, nous sommes des musulmans. Parce que 95% des musulmans du lim bu ndaw Benno Bokk Yaakaar la nga doon jéem tas na Mimi Touré dama ne li la wax loo xamul lu doon li tax nga wax yàlla rek koo xam waaye charge bi nga jël sol mbubum góor jigéen te doo góor jigéen ñi di la naxe bëgg nu koo naxe Mimi na nga ko tuub en tant que sama xarit ma bëgg la trop na nga ko tuub Macky Sall jëru ko. Tu avais un travail excellent fii aux Nations Unies ngay conférence tubaab bi leen dugg naan est-ce que nga wañ ko ànd ci ay tricherie lu ma naqaree ngi noonu Mimi Touré waaw Idriss Seck bi doo moom deret di bokkul dama ne deret di bokkul dama ne lu bon waroo koo def gouvernement bii nga xam ne ay profiteurs lañ Mimi Touré waroo woon a nangu sol casquette bi ñu di la jiital te lépp ay fen la di la jiital ba lay accusé ne góor jigéen nga di la solo mu couleur LGBT loolu lépp ay campagne la yoo xam ne dañ koy def mu jëm ci nouvel ordre mondial te yooyu Mimi waroo ko woon a nangu waaw ci bokk yu baax nga bokk mais yàlla day sot yàlla ba mu xamee li nga wax dara lu ci dëgg dafa dikk nga weeraat sa bopp taxaw weddi lépp Farba Ngom mbaam la lim joteeg Moustapha Diakhaté ñoom ba ñoom ñu daw dil si di ànd ci opposition bi dana leer bërki bi présidence ay saagaante ndey ay kurpañ ay cour sax jóg na fa ay cour jóg na fa di saagaante ndey comme yi gone ce petit ministre de l'intérieur ki nga xam ne janaxoo ko ëpp doole 6 kilos man 6 kilos laa ko tuddee il pèse même pas 6 kilos ce petit con Farba Ngom xam ngeen ko jërut sama di leen ko wax waaw c'est un déchet boo xam ne Lobat Fall bi mu yoree camion yi pompier moo doon coxeur ab coxeur boo xam ne il n'a jamais fait les biens il n'a jamais fréquenté une école tey moo taxaw di saw ci kaw Sénégal yi bay saaga ndey Moustapha Diakhaté ni ko xoola Macky Sall dootu ko gis yow jeexal nga ci Macky Sall ba tax Moustapha Diakhaté di fen di daw dikk naan lay bokkatul danaa leen tegal waxam ji ak lam daan wax bu njëkk mais tous les Sénégalais mettez-vous en position Macky Sall bu sàccee wala mu jéem a jaxase wala mu jéem cee génne ànd sàmm jikko yi wala mu bëgg a valider Benno Bokk Yaakaar cible lii na tàkk na cible yëpp tàkk waaw yéen ñi nga xam ne yéen a féete Kédougou oru Sabodala boobu am leen jom waaw bu benn machine yëngooti man ngeen ko bu benn machine yëngooti jël leen ko mu seen cible yéen waa Jogo zircon bi nekk Jogo bu leen ba dara demati bu leen benn saxaar romb tëdd leen ci raay bi c'est une révolution populaire c'est une guerre commune en bas la dictature non à la dictature de Macky Sall nous sommes des hommes Macky Sall nous sommes des hommes la révolte vient juste de débuter dama ne boo dugalee sa kàddu ci lii nga xam ne ñu koy def malgré juge yaa leen fa teg duñ ko mas a nangu ci àdduna foo bëgg a éliminer Benno Bokk Yaakaar ba pare ñu ko agoot éliminer yeewi jikko yi yeewi jéng yi duñ ko nangu parce que li nga bëgg mooy élection bañ a am ñaar ñuy gilti alunti li ngay dox xam naa ko li nga doxoo dara lu dul ak nafiq waaw nombre bi nga xam ne waa Benno Bokk Yaakaar joxe nañ ko dafa ëpp ba Mimi Touré leera ko mu leer nañ Mimi Touré moo ko leera mu leer nañ amul leen loo xam si wump na leen ci waaw li xewoon Mbàkke xam ngeen ko mais Yewwi Askan Wi da koo maslaa li xewoon Mbàkke du dëgg du yoon te dañ koo nangu tey lii nga xam ne xew na diggante le 4 mai ba le 9 mai mu leer nañ 553 028 55 328 moo feeñ ñu dem a dem ba ci biir ñu sàcc kenn ki génne ko pour lan pour bëgg a valider liste Benno Bokk Yaakaar duñ ko nangu liste bi dama ne 500
55 328 la woon léegi bi ñu ko xoolaatee bërki démb ñu wàññi ca kenn mu nekk 55 327 te li Mimi Touré wax yéen ñëpp ko déggandoo danaa leen tegal Mimi Touré ngeen dëkk ko bu baax a baax moom dana leer fii yéen waaye daal yéen xale yi na ngeen jóg professeur Ngouda Mboup aussi bëgg naa mu dégg ko Moustapha Diakhaté Margaret c'est un hypocrite li wax bëgg naa ko teg ngeen bokk ko déglu kan bokk leen déglu te continuer émission te wante waxtaan wi. Scrupuleusement ce que la loi nous recommandait de faire. Nous avons soumis nos parrainages et ils sont très nombreux. On aurait pu aller et déposer plus de 2 millions de parrainages qui sont là dans les cartons. Mais pardon, excuse-moi. Nous les avons soumis à un tamis sur 57 328, j'ai bien dit 28. Nous avions eu que 27 rejets. C'est ma question. Je vous écoute. Alors, la loi très clairement dit que le maximum, c'est 55 327. Nous en avons ajouté un au cas où. Non, madame, attends, pardon, parce que je t'écoute depuis tout à l'heure. Mais pardon, excuse-moi. Et la loi est très claire. Si vous dépassez ce surplus, il est nul et non. Voilà, madame, c'est bon, tu n'as plus besoin de parler. Non. lenn rek laay teerale ci li ma wax te du ma ci dellu si waat li ñuy wax naan parrainage dañ bu amee liste bu ci déposé loo xamante ni dafa ëpp. bokkatoo. même bu ko DGE jéemee corrigé DGE dafa jàdd yoon képp ku déposé lu ëpp benn wala plafond bi lu yées lu manque parce que dafa je vous donne un exemple su ñu nee élection présidentielle par exemple nit ki da ngay am au moins 35 ans wala au maximum 75 ans. jour élection bi soo amee 34 ans n'est-ce pas moins un jour doo bokk. Ngouda loolu article la ci bi. non écoute. damay non Pape. non. La constitution non la constitution du Sénégal dit que non c'est code électoral. non boo bëggee dem da ngay lire les articles. non moom laa la non dama ne la lire l'article 28 à la 29 de la constitution. non yow code électoral bi li nga wax ci code électoral bi laa bëgg xam ban article lañ ko bind loolu rek laa bëgg xam. code électoral bi li ma wax. li nga wax ne ku man mu ëppal benn day dem. mais conseil constitutionnel moo ko wax. ban code électoral ban. non conseil non bàyyi ma wax ko décision conseil constitutionnel. moo sut code électoral. ok la loi organique. gis nga. Loi organique, c'est une loi qui complète la Constitution. Sur le Conseil constitutionnel, daf ni la. Les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à toute autorité administrative et juridictionnelle. moo tax ba président de la République Conseil constitutionnel ni ko mënoo wàññi sa mandat ci la làqatu ni dama ciy tënku. Quand le Conseil constitutionnel décide, ça s'impose à la DAF. bu nee benn parrain bu ëppee dañoo war a invalider liste bi loolu ça s'impose la DAF ce n'est pas une autorité administrative. li ma lay wax droit laa lay wax. conseil constitutionnel moo wax loolu. mais attends Pape. non man je pose une question. non Pape. non il faut pas t'énerver. li ma lay wax c'est une certitude. non dama koy wax de façon posée xam naa tu es gêné mais c'est une certitude mathématique que le conseil constitutionnel l'a dit dans son considérant numéro 14. non ñu ngi ñëwaat Mamadou s'il vous plaît. bu ñuy déposer. loolu la république war a doxee mooy la loi fi mu ne fa ngeen war a yem. ku ko romb ku ne wàcc nga yoon te nit bu wàccee yoon dañ ko war a daan encore une fois pour man la liste de Benno le fait que mu respecté wut le nombre de parrains muy 0,8% di 55 327 wërta la bokk ci élection yi. loi bi moo tere nit ki ëppal romb 0,8% loi bi moo ko tere loi nag buñ ko teree kenn waru ko lu mu tere kenn waru koo def kon encore une fois Benno Bokk Yaakaar mu respecté wut la loi. ay lii même day arrêté bi ministre bi jël pour man loolu arrêté boobu dafa ministre bi dafa outrepasser ses prérogatives maanaam dafa jël kirub assemblée nationale jox ko boppam. c'est pas parce que da ngay parti bu mag nga am droit violer la loi gis nga Mohamed loolu bu ñu ci duggee rek réew mi dañ ko taal su fekkee yow da ngaa am doole da ngay parti bu mag wala ngay borom alal wala ngay borom baat am nga sañ-sañu violer loi bi te dara du la ci fekk. su boobaa jërëtul ñuy wuti loi. non laaj boobu sampeewu ma ko noonu loolu du jubluwaay mais est-ce que gis nga benn juge bu am sañ-sañu wala fitu invalider liste Benno Bokk Yaakaar. xam nga juge bi benn autorité la am muy la loi juge yi Macky Sall yilifu leen loi moo leen yilif dama la wax ne tey boo nekkoon ci ginnaaw xalif général di julli
tisbaar mu julli ñeenti raaka yi jeex mu bëgg cee teg ñett ba teg ci beneen da nga naa ko subhanallah bu ko déggee baax na bu ko déggul baax na kon encore une fois loi bi li mu wax mooy 0,8 nag mooy 55 327 amul leneen lu ci tegu kon ku wàcc ku ko deful ku def lu ko ëpp wàcc nga yoon ku wàcc yoon nag dañ laa war a tegi daal mais waa Benno Bokk Yaakaar nee na loolu c'est mineur. mais non mineur xam nga dafa waa Benno Bokk Yaakaar wax intéressé xam nga lan moo ma intéressé lii loi bi wax. mooy li loi bi wax xam nga ne Benno Bokk Yaakaar léegi commencé nañoo wax waaye mois de mars bi daaw ba wax jotee wax Macky Sall soxla ku ko waxal gisu leen woon waaye nag léegi moom ñi ngi tëral rek di mbele leen loolu gën a sës. donc leer na ci war naa leer ci bopp nit ñi ne Benno Bokk Yaakaar wër sa bokk ci élection yi parce que violé na la loi sur le parrainage 558 yi mu joxe ëpp na li mu waroon a joxe. gis nga Mohamed. lu ne fàng kenn du ko niit. wax na dëgg kët lu ne fàng di kenn du ko nit loolu mu wax mu am Moustapha Diakhaté waaye da nga koo teel a wax da nga koo yéex a wax nga baal ma Farba Ngom mi la menacé ni yéen wolof yi ànd ci parti bi lu ñu waxtaanee rek ngeen génn fen ko ci bitti loola tax nga jóg ñeme wax tey dëgg waaye day askanu Sénégal bu ngeen mobiliser wul jóg taxaw xam ne lii c'est un combat commun un combat pluriel un combat qui doit se faire ensemble bu ngeen gëmut loolu du ngeen mas a am ndam ci ñii the game is over ñii jeexal nañ seeni wax jeex na Mimi Touré fay na seeni làmp ndaxam dañ ko waroon waaye tey nii mu def lii mooy fayu lii mooy korpañ bi dal ci diggante bët ak bakkan Mimi Touré jërëjëf ak foog ñu la jërëjëf nag ndax kat bu ñu waxee dëgg te wax dëgg yaa ngi Moustapha Diakhaté seen kàddu ak seen seede yii dafa am solo day tax ba les procureurs de Macky Sall dellu ginnaaw day tax ba ñii nga xam ne Macky Sall leen fi rek ñuy àtte te dañuy théâtre defuñu dara dictature bi la ñu àndal parce que ci la ñuy añ ci la ñuy reer muy magistrat yii dama ne kan jóg Sénégalais yi am ngeen bunt xamal leen Macky Sall ne ko sa loxob càmmoñ bii boo ko defee ci kees yi sa loxob càmmoñ bii laa ne boo ko defee ci carte gi da nga ko rëcc te des na ko dagg waaw yéen nag la jeunesse comme dama ni ko naa wax rek c'est un pays qui vous appartient vous représentez presque 87% de la population 87% c'est une écrasante majorité kooku président bu ko am ak réew mu mën a doon mu ne yaay président ba kon yéenay président bi seen kàddu képp lañuy déglu am leen fulla jóg taxaw préparé ba dëgër këng bootu almet bi jarul 1 franc dama ne ak kuur damitu kuur ak yatu Baay Faal dama ne fu xool xeer bu ngeen buddi sax mën a dem matériel bi ngeen soxla pour se défendre du ngeen ko importer fenn soxlawu leen ko mi ci biir kër yi taxawaalu dama ne nañ jóg am fulla taagi di ngeen xàmme leen les intérêts de la France xàmme leen waaw député yi nga xam ñoo fi nekk sabooti réew mi ci cible yi lañ bokk bu leen ko nangu ancien militaire fi nekkoon sàcc alal réew mi comme bi nag Macky Sall sàcc xaalis bi dem ko ci mel ne Idrissa Seck dama ne ci cible yi lañ bokk mbir mi du ñun rek mais profiteurs ak ñi nga xam ne ay artistes lañ sàcc ci su mag si xam ngeen leen yéen a dëkk ak ñoom tekkiwuñu dara ci quartier bi mosu ko tekki ci quartier bi tey ñu xëy di tabax di jënd di yónnee di wuti mbindaan ak taali làmp xàmme ngeen leen kër yi loolu lëndëm tey leer tey xàmme ngeen leen xale bu leen bàyyi kenn ñi lekk seen alal dama ne il faut les balayer jàpp leen ci seen i nopp génne leen yóbbu leen ca police mu téye leen ba wax jot wax ak ñoom bu leen ko nangu mukk ci àdduna c'est un pays qui vous appartient te yàq gi nga ko yàq métti na waaw lii ñu nar nag man xam naa ko te bu leen ne du ngeen ne mukk waxuma ko woon artu naa Ousmane Sonko ba tey artu naa ko ba sonn waaw ne ko dafa am yu jaxasoo ak yu dul jaxasoo parti ñoo bokk nañ ko éppeler parti maanaam c'est des choses qui se ressemblent waaye nag du tax lu booloo parti kaay déedéet du noonu de moo tax Macky miine opposition bi waaw 90% yooyu nga ngeen àndal yéen waa Yewwi Askan Wi bu ngeen yaakaar ne yéen dañuy dawal ruux ngeen siiru Macky Sall lañ fa nekkal te bu ngeen demoon tey di voter pour ñu annuler Benno Bokk Yaakaar
dañ naan bu leen kenn annulé dañuy daw àndeeg Macky waaye heureusement la loi est bien définie comme noonu ko Mimi Touré waxee Moustapha Diakhaté waxee ko noonu suñ mbokkum avocat bu suñ mbokkum professeur boobu Ngouda Mboup nga xam ne macha allah xam-xam rafet na sell na te il n'est pas un tricheur ba mu waxee la game bi jeex tàkk Mimi Touré wax game bi jeex tàkk le jeu est terminé Macky Sall dama ne Benno Bokk Yaakaar mënta bokk ci élection yi waaw Farba Ngom nag saaga ndey nga saaga Moustapha Diakhaté saaga ko ñim àndal saaga ko wala fi nga xam ne ñoo topp Macky Sall di wër di fen kontaan nañ ci trop ndax moo tax li leer nañ waaw comme ne nga Macky moom sa mbokk Macky yaa di géwélam Macky yaa koy garde ku Macky tànn yaa koy tànn ku Macky dalal yaa koy wut ruux nga siiru de sa game is over Farba Ngom te lii nga sàcc ñi nga àndaloon xam nañ ko bu baax a baax a baax waaw te Mimi Touré dama ne bu fekkoon ne bi mu tàllee loxo waa Pastef jël nañ loxoom kon defe naa ne wax ju du ak si fii mais mënumaa nangu yéen waa Pastef ngeen nangoo ànd ak ñoom Khalifa Sall te gënuñu Mimi Touré ngeen nangoo ànd ak Abdoulaye Wade gënuñu Mimi Touré Aïda Mbodj gënul Mimi Touré bu ngeen tànnee ñooñu man di def ak ñoom Mimi Touré doon premier ministre te xalaat nu mu delsi ci yéen ban turee ko dàq ko mu di leen kobos ngeen lànk tegu leen ko fenn ngeen ko tegut waaw ñi àndoon ak Idriss Seck ay sàcc lañ ay bandi ay veyu yoo xam ne ñoo jaxase réew mi ñooñu tey bu ngeen dajaloo ak ñoom formé Yewwi Askan Wi te ne Mimi Touré wër te mën a daggu buum juum ngeen waaw li ngeen def du noonu erreur da nga koy nangu ku tudd nag Pastef ngeen naaw defe ne day contre Ousmane dama ne ku nangoo ànd ak Abdoulaye Wade mën na ànd ak Karim Wade tàllal loxo Baara Gaye tàllal loxo Abdoulaye Wade wuy yi ànd ak Idriss Seck yëpp ngeen jox leen loxo ne Mimi Touré du ci bokk pour lan te tey Mimi Touré nu sawe c'est une grande dame te du góor jigéen déedéet nit nax Adji Sarr lañ ko naxe solo ko mbub moo xam du mbubam pour tromper lan LGBT pour lan mbiri góor jigéen yi nga xam ne Macky koy promote pour lan góor jigéen yi xam ne le président de l'Assemblée nationale jigéen góor la pour gëmloo góor jigéen yi Mimi Touré mi nga xam ne mooy tête de liste góor jigéen la yëpp ay dóor yoo xam ne dóor yi Macky Sall la waaye xale yi cible yaa ngi nii waaw Macky Sall daal bu dugalee loxoom ci carte yi cible baa ngi noonu dagg leen lépp loolu France moom na ko c'est exposé or bi rek Sabodala nag yéen waa Kédougou ak waa Casamance cible baa ngi noonu na ngeen am fulla am fayda ba bu benn peel génn waaw bu benn peel génn seen cible téye leen ko jërul ngeen di ñëw Ndakaaru jëru ko fu ngeen dem fekk fa total yaa ngi fees del jërul ngeen di ñëw Ndakaaru bàyyi leen ko ak waa banlieue région de Thiès bu leen neex sama ngeen dimbali si waa Ndakaaru waaye am naa yaakaar ne waa banlieue daañu liggéey seen liggéey ba am sell xale yu am jom xale yu am fit boo xool mbiri làmb yu bëri ci banlieue bi lañ dëkk ndax seen kattan ak seen fit ak bëgg art ak bëgg culture loolu rek la waaw gem bi moom jeex na tàkk Farba Ngom jommi na waaw Antoine Diome jommi na ak jabar yi góor jigéenam jooju jommi nañ waaw nous allons balayer la nation et refaire un autre Sénégal la renaissance du Sénégal une refondation nationale une renaissance boo xam ne daanu xam fi ñu jëm xam fi ñu jublu xam ñi ni àndal xam ne ci Afrique lañ bokk waaw xam ne ci Afrique lañ bokk cette puissance bi nga xam ne moom lañ yor nañ ko indi ci front bi xeexe ko ba mat sëkk ba nga xam ne Sénégal dana ma dellu ci loxoy sénégalais yi waaw waaye nag ma di leen xamal ne lii ñuy préparé te Alioune Tine di ko dox comme ñaar ñëpp daanu nañ te élection mënta ñàkk nañ leen jël ñoom ñaar ñëpp ñu defaral di si dikk bokk loolu du loi décret la boo xam ne dañ koy référendum la bu ñu lijjanti décréter ko signer ko légaliser ko kon masla googu Alioune Tine di wax na ko jël sàngoo ko Benno Bokk Yaakaar du ngeen bokk ci élection yi war leen cee bokk ñetti fot ngeen def te benn fot bu ci nekk c'est irréfragable benn fot bu ci nekk dañ ko rejeté même bu Yewwi Askan Wi defoon fukki fot muy fukki fot yoo xam ne mën nañ ko def recours yoon da leen may ñuy def ko
benn faute boo xam ne tu es irrecevable kooku yow bokkatoo te ñi am na ñaari faute wala ñett yoo xam ne c'est irrecevable kon yow mënuñoo fexe ba bokk ci. Nous allons refaire le Sénégal, un Sénégal de demain, un Sénégal meilleur, un Sénégal qui nous permettrait une souveraineté nationale, un Sénégal boo xam ne dañuy dellu doon ay jullit, un Sénégal boo xam ne dañuy génn ci mbiri ñàkk xorom yi doon ay citoyens sénégalais, un Sénégal boo xam tout un Sénégalais a droit nga wax li nga xalaat ay li nga soob. C'est pas un Sénégal boo xam ne ay ndigal ci lay wéy non boroom kër am ponkal ku mat sëkk ba ci gone sax wërta wéy ci ndigal toujours ndigal dafa am fu mu yem waaw waaye lépp lu aar sa ëllëg aar sa démb aar mbooloo mi ànd ci sa kàddu lañ soxla bëgguñu sa kàddug sëriñ bëgguñu sa kàddug maam sa kàddu yow lañ soxla ak lañ ci xalaat ndax yaay bëri ci làmb ji dama ne cible yaa ngi nii tubaab yi leen moom waaw bu ngeen génnee dëkk bi leer naa ñi buy guddi waaw c'est une renaissance africaine c'est la résistance africaine c'est la révolution africaine dama ne c'est le refus de l'Afrique njaam gi jeex na tàkk gis ngeen ni Maliens yi def ils ont jeté la France dehors ñii fi nekkoon tubaab bi ñii the game is over mënatuñoo dem fenn lañ mënta dem xeex bi ci front bi leen ne la révolte day commencer une fois rek bu Macky Sall yëkkatee loxoom jéeme ko ci kees ki torox na sàccoon na ko ci présidentielle ñu bàyyi ko yéen ñëpp gis ngeen maire yi élection maire yi da ngay gagné pare mu dàqal ne gagné wu foqor ci ko waaw élection maire yi ñoo ko gisandoo de dama ne presque 50% maire yëpp dama di ci ëpp ci maire yi Yewwi Askan Wi ko gagné lu demee ne Ndar da koo nangu Pikine ñun ñoo ko joxe dama ne kan bokk jóg xale yi yeewu leen Macky Sall juru leen ay waajuram moomuñu réew mi da ko bokk ak yéen bu leen ko nangu lii nga xam ne Moustapha Diakhaté wax na ko war ngeen ko mën a gëm the game is over Macky bokkatul gouvernement bi du gouvernement dara gouvernement tappale la marqué leen comme ay cible waaw fu gouverneur nekk fu ministre nekk fu député nekk bu leen may jàmm kalaak Farba Ngom gi ñëpp bu leen may jàmm nan fexe dajale ñëpp yóbbu leen ci une justice populaire ñu àtte leen parce que dañoo yàqate réew mi tooñ askan bi fi nekkoon waaw dama ni gouvernement bi bu leen bàyyi benn virgule waaw ca gouvernement Abdoulaye Wade bu njëkk ba ñii fi nekk ñëpp kenn ku ci nekk def li audit loo sàccoon na nga ko delloo si reesagu fi yéen xale yi menez la révolte cette révolte sera populaire yéen nag yéen a ko man yéen a koy jiite te bu fi kenn suñ sëriñ a ñaan jàmm am déedéet sëriñ si defuñ ci dara sëriñ si dam ne mosuñu ñaan sax mu nangu ndax da ngeen di xool Sénégal bu toll ba ci jamono ji mu toll ci les 22 pays les plus pauvres les plus endettés les plus corrompus réew yi gën a torox ñaar fukki ak ñaar Nations Unies tànn ko Sénégal bokk ci ngeen ne sëriñ see ñaan gan ñaan a fi am révolution bi xale yi tàmbali bu ci ndam amee bu leen ko moomale benn sëriñ askan wee ko def askan wee xaru askan wee jóg taxaw askan fulla ak fayda lan doon sëriñ si mënuñu ko askan yu réglé ko seen bopp loolu laa bëgg ngeen gëm ko mu philosophie waaye amul benn sëriñ rek boo xam ne ñaan goo xam ne nangu na ci réew mi ndax coono bi kat dafa yàgg ca njëndum jàmm ba bisub tey bii mosuñoo noyyi mosuñoo noppalu mosuñoo def lenn loo xam ne si lu jaar yoon la te lépp luñ tàmbali rek tubaab bi dikk ànd ak sun tubaab yu ñuul yi yàqate ko ba duñ xam fu ñu jëm suñ doom yëpp dee nañ ci ndox mi xale yëpp tasaaru nañ kër yi kenn nekkatu fi jigéen ñi fajuwuñu xale yu ndaw yi dañuy taxawaalu ak tànki neen ci mbedd mi dongo yi ñu ngi fees dell ci mbedd mi xale yi am bac mënuñu fexe ba am orientation mënuñu ko Sénégal nga gis réew moo xam ne état civil ba ci jamono jii kenn informatisé wu ko ba heure bu ne boo demoon tey Thiès ca di wut extrait de naissance ci pantre lay dugal ngay jaxase kayit yi fa nekk dama ne jóg leen la résistance est noble un homme doit être un résistant bu leen ko nangu xale yi jóg leen yéen ñëpp génn leen daje ci mbedd mi bu Macky Sall sàccee rek nee na rës ci kawam waaw taagat yaa ngi nii taagat yi mooy cible yaa ngi noonu lépp lu France moom rek cible la que ça soit école bu muy jàngale que ça soit muy Texas muy Total que ça mu Auchan ak lu mu mën a doon
ba ca saabo dola ña nga fa di wut urus. dama ne bu leen may benn virgule ma di leen rappeler amul benn sëriñ nag bu ngeen di moomalee lii bi ngeen jekkoo sëriñ see tax ngeen bàyyi tey bu ngeen jekkoowaatee sëriñ si tax ngeen bàyyi torox ngeen te sax sëriñ si mënatuñ ko ndax xale yi weddi nañ li tax ñu weddi mooy dund ba toll nii dund ba 25 ans 27 ans dëkk amin te mënoo am ab liggéey xale yi ban weddee du tey lislaam fi amut xale yi gëstu nañ xam ne yàlla du nit qul wallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad loolu xale yi xam nañ ko naxa yi jeex na tàkk ci réew mi avec les technologies de l'information xale yi nelawatuñu dama ne ñi doon dajante ba max ci kaw ñi doon nelaw ñëpp jóg di ju la révolte est irréversible nous sommes des hommes Macky Sall doon la may benn virgule doon la bàyyi nga dem ak benn centimètre waaw te li nga fi jëlee Aliou Sall jëlee ko fi dama ne Macky gënuñu ndey gënuñu bàyyi dama ne sa ndey jur Aliou Sall su ni ndey jur na lu gën Aliou Sall Macky nekkal nit waaw yii nga dugal réew mi nag ànd ko ki Idrissa Seck truand bii ànd ko ki Farba Ngom sàcc si jël Mimi Touré ni ngeen def Adji Sarr ngeen ko def da ngeen di utiliser Mimi Touré comme ni ngeen di utiliser Adji Sarr kii ngeen utiliser ko prostitution kii ngeen utiliser ko politiquement dajj ko dama ne bu leen gëm ne ab sëriñ moo ñaan kenn ñaanu fi kenn musu fee ñaan gu nangu néewul ci réew mi dama ne bu fi nangoon duñ torox bu fi nangoon sun doom yi duñ génn dama ne avion boo ko gaaroon ci jumaa ju la neex wala dëkku sëriñ bu la neex ne yéeg leen boo muy doomi sëñ baay jiite ñooy jëkk a yéeg te xamuñu fu mu jëm. La révolte est irréversible dama ne cette révolte la révolution c'est une révolution populaire Cheikh Omar Diagne nañ ci wax nañ bàyyi jàmbur waaye réccuun ko de ndax ñaan gam ñaan ca kaso ba defe naa ne ñaan googu askan wi yëg na ko ndax ndof gi Mimi Touré jóg taxaw ba wax kurus Cheikh Omar Diagne mucc ci lii nga xam ne xale bii football Gana Gueye def na ko yu mel noonu moo wallu réew mi waaye du ab sëriñ du wàlliyu du kenn du ab politicien du kenn waaw Cheikh Omar Diagne nañ jóg cette brigade de solidarité populaire nañ fexe ba Cheikh Omar Diagne ñu génne ko sain et sauve jël ko yóbbu ko Ghana faj ko ndax Ghana ñoo man allemand yi ci médecine Ghana yi hôpitalu Ghana billaahi ñoo man américain yi xale yu jàng xale yu tar ay africains yoo xam dañoo gëm seen ay nationaliste waaw ba tax Cheikh Omar Diagne nañ fexe bu génnee rek ñu yóbbu ko Ghana seet yaramam seetaat ko bu baax a baax waaw pays européens yi ngeen duñ dara sëriñ si fay dem di faju ku dem dee parce que ñoom bëgguñu sëriñ sax booy àgg boo ñibbi si dee la fa dee ci ay sëriñ France kenn xamul lu mu toll waaw dama ne kenn bokk jóg si le Sénégal perd ses élections yii dama ne ku dib Sénégal takkal say bagage daw génn réew mi waaw kii dama ne yéen brigade de solidarité populaire yéen ñi nga xam ne yéen di jóg pour défendre nation bi surtout yéen waa banlieue man di ko répété génn leen ngeen jël ay responsabilité génn leen taxaw jël ay responsabilité waaw te may xel Cheikh Omar Diagne dafa war a génn ci bitti jotul kenn dara dañ koo tooñ ñaari mbàkke ñetti mbàkke di ko porter plainte te ñoom liñ sàcc ci alal réew mi kenn xamul lu mu toll fan dëkkee sax bu ne jënduñu ko dañ leen koo may oto yi nii daw dañ leen koo sarax ndax dundi fii laay liggéey mu kenn ci mënul li fii laay liggéey lu bëgg a dunde trésor public jàpp Cheikh Omar dama koy tëj yéen ngeen xeex ba jot seenum réew wañu ko bëgg leen ko moomale ñoom xanaa da ngeen di dof la lan jóg leen ngeen am fayda waaw benn centimètre rek benn virgule bu leen ko may Macky Sall waaw c'est une révolution populaire waaw c'est une guerre boo xam ne ça concerne les populations du Sénégal amul pël amul joola amul saraxule amul mandeng amul jullit amul chrétien c'est un combat commun qui doit se faire ensemble un combat pluriel un combat multidimensionnel un combat où la victoire est irréversible waaw non à la dictature Macky doo dem duñ la bàyyi nga dem te lépp loo xam laaloon nga ko fi da nga ko indi tool yi nga joxe woon nag dagg ko muy ay tool yu mag nga jox ko sëriñ si léegi seen doom di ko luye di ci am milliards nun nuy doomee raam yi war a taxawal du ñuy lànk duñ ko nangu lu mel noonu ndongo la fi Cheikh Omar Diagne wax ngeen téye ko ba te du dëgg du yoon
waaw ku bëgg tedd da ngay liggéey waaye doo ko wér ci sa maam sa ñàqu maam bëgg ñu lay wooye marabu nga bëgg koo dunde the game is over xale yi yeewu nañ ab dof fanaatul ci réew mi kon nañ bokk jóg góorgóorlu tey ñaan yàlla jàmm nag ndax jàmm dong lañ bëgg jàmm képp moom lañ bëgg moo tax ni wax ji waaw jàmm lañ bëgg jàmm ju wér ju sell ju lislaam nangu moom lañ bëgg tey fàttali ko chrétiens yi nga xam ne ñoo bokk ak ñoom réew mi ci lañu bokk comme noonu ëppale luñ ci tarfatal ay ni kon asalaamaaleykum wa rahmatullah man la Ousmane Dramé bu la réveil des consciences